bëri pexeek tànk bu gudd ak barke ooleek alal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laajteem yaam audu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim alhamdulillahi wa kafa wa salawatullahi wa salaamuhu ala nabi al-mustafa wa salli allahumma alayhi wa ala alihi wa ashaabihi bukuratan wa asila assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki réew mi mbokki àddina bi mbokki seetaan axiru zaman dellu siwaat nanu di àndaat ak yéen ci beneen jataay ci axiru zaman di jaajëfal imam Babacar Sylla mi nu àndaloon ci émission bi weesu donte defeewuñ ko fii ci biir studio bi ngir ay dog-dog yu ndaw yuñ amoon ci yoon wi bi nuy ñëw tax na ñu mujjoon def ko ci ëllëg sa ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom imam Babacar ci wuy sigi ci émission bi tey nag mbokk yi dañuy del si rek mottali lay doon ci dalal gi ñu dalaloon coordinateur ànd sàmm jikko yi di Ababacar Mbuub li nga xam ne moom la ñuy waajal ngir yóbbu ko assemblée nationale mooy loi bi muy proposition de loi boo xam ne modifiant article 319 alinéa 3 du code pénal revu par la loi 66-16 du 1er février 1966 loi bi mooy li nu war a yóbbu assemblée nationale le 22 décembre bii ñu nekk le 23 mai moo doon ñaareelu phase ci liggéey bi wala mën naa ne ñetteel bi danañ ci dikk ci biir waxtaan wi ni mu toftaloo fi mu toll nii nag mën naa ne ñi ngi toll ci cëppaandaw li ñu ko wala fi waxee fi ñuy jeexalee liggéey bi jeexal goo xam ne nag ak tàmbali la mooy loi bi noppi na ñu war ko yóbbu assemblée nationale tey ci émission bi dañu bëgg a fàttaliwaat sunu mbokk yi nuy seetaan ku nekk sa responsabilité ndax lii du mbirum ànd sàmm jikko yi de déedéet mais mbirum sénégalais yépp la Afrique yépp la wala àdduna bi yépp la ñi gëm ay valeur ñu gëm ne dañoo war a sàmmal sunuy doom ak sunuy sët li nu sunuy baay ak sunuy maam sàmmal ba nu jot ci àdduna bi jug nañoo ak seen programme yu bon yi ne dañ koy dugal fépp boole ko ki milliards yu bari ak ki menace ay milliards ak ki menace lañ ko booleel lan la ñuy imposer nit ñi bu fekkoon nañu wax ne imposer leen nañ ñu imposer àdduna bi ndaw ñi fas jom dem liggéeyi nger gi dakk ku defati corruption ñu teg la daan yu sévère réew mu nekk jéem a moom boppam loolu defe naa moom la ñu waroon a imposer àdduna bi waaye àdduna bi dañoo jóg lobby yi nitu seytaane yi nitu iblis yi lu bon lu yées lu xaraam lu yàlla tukkalee woon àdduna muy ak ngóor jigéen ñu ne loolu lañ bëgg tey àdduna bi yépp accepté ko yamu ci rek ñoom nañ ko gëm ñu respectel leen ko di ko dénoncer waaye léegi du ngeen yem rek ci respectel nu ko mais yéen da ngeen koy doon wala seeni doom wala seeni sët doon ko lii mooy programme yi nga xam ne ni tey ñi ngi koy dugal fu nekk ci àdduna bi ba sunu réew Sénégal jot si ci ma wax la ne la yow mi may seetaan bul jàpp ne menn Makhtar Sarr wala Babacar Mbuub wala moom rek moom moo am sañ-sañu war a taxaw pour dénoncer yu mel nii pour baare ko déedéet waaye jàppal ne yow am nga ci loo ci war a def léegi na nga poser question yow sa bopp lan laa ci war a def li nga war a njëkk a poser question mooy man du tax man doonuma boroom ñaari turi man
ku nekk na poser question boppam loolu lu tax doonuma ko réponse bi mën naa la cee jàppale lu yomb la mooy say waajur yaruñ la ci fekkoo leen ñu doon ko moo tax yow nga mucc si léegi lu des mooy nga poser baat question sa bopp samay doom mbaa duñ ko doon réponse bi mën naa jege mooy mën nañ koo doon mën nañ ko bañ a doon mën nañ koo doon mooy su ma bàyyee nii mbiri di doxee nii ñu leen koy wan ci télé yi ñu koy gis ci internet bi ñu defal leen ko ci seen mike yi àdduna bi yëpp di ko defal campagne sama doom mën na woyof ci bëtam mën nañ ko influencer mën nañ ko gëmloo ne baax na ba mu xëy dugg ca déjà am na ay waajur yu tàmbalee dund lu mel noonu ca biti ak fii ci biir réew mi am na ay xale yu am ay 14 ans ki 15 ans ca Europe ak États-Unis yoo xam ne ni tey ci seeni école lañ leen fekk jéem leen a sensibiliser jéem leen a campagne influencer leen ba ñu intéressé wu ci mbirum góor jigéen déjà am na ci waajur yoo xam ne ñu ngi seetaan émission bi ñoo xam ne ni seen doom fii mu toll nii ña nga ca centre ya ñu téye leen te lu mel noonu moo koy indi mooy sa doom influencé nañ ko mu ngay dugg ci ngóor jigéen munoo koo supporter nar nga ko bundu xataal mu woote wala ñu jël sa doom yóbbu ca centre lii fu mu jëm ni nga xamee ne noonu la ca Europe avancé Amérique avancé ca ci wàllu googu Sénégal yi bu ñu tëddee nelaw naan noo du fi ma sa am fii lay amee digg bëccëg lii tax nag du am buntu baa ngi nii xàll nañ yoon danañ dikk ci loi bi ak liggéey bi ba fiñ ci toll tey waaye danañ dikk tamit ci journal bii di l'Observateur nga xam ne tey ñu bari yeewoo nañu wala démb ci àllarba ji ñu bari yeewoo nañu journal bi wan ñu ne góor jigéen yi ñu ngi vilipender état wu Sénégal ba Cheikh Yérim Seck intervenir ci moom it sànni ci cin li xoromam danañ ci dikk l'Observateur numéro 5464 page 3 danañu dikk ci article bi ak li ci nekk incha allah tey moom danaa làkki tubaab tey moom faaw ma làkki tubaab waaw tubaab yu yàqatoo nag lay làkk tubaab yoo xam ne du am benn tëralin bu jub nu ma ko sentir rek laa koy làkkee gannaaw léegi président assemblée moom mooy yàq alquran ministre de la justice mooy yàq alquran te loolu danaa ko beral axiru zaman incha allah bu ma ko fàttewul uniquement ci autorité yi di jël téere yàlla bi léegi di ko foyee danaa ci dikk koo xam ne booy làkk tubaab ñu ne général de Gaulle moo dekki booy làkk tubaab ñu ne général de Gaulle la dekki ndax tubaab yu jub yu correct yu amul benn fët waaye alquraanu yàlla ji muskallaf mu weex tàll ak béjjaaw dib jullit ñu tuddee la tur wu rëy di turu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari baatu alquran yu tegaloo wala ñett baat mënoo ko wax booy tàmbali baat di ko yàq gàcce la lu ñaaw la lu ruslu la gannaaw ñooñu nag moom amuñ complexe yàq alquran Matar Sarr du am complexe yàq tubaab tey dinaa lire journal bi yàq ci tubaab yu baree bari soog di leen ko firil waaw bu ma ci tollee léegi yaa làkk tubaab jàng tubaab bi ko ci yàq tubaab ñu ree la waaye ku yàq alxuraan moom mi ngi noonu yàlla ñu yàlla wallu mbokk yi gannaaw loolu nag ñu ñëw ci loi bi li ci nekk ci biir incha allah modifié bi nga xam ne ñu ngi sàkku ñu modifié ko article 319 bi ak fi nu bëgg ñu yóbbu ko incha allah mbokk yi fàttali la xam ngeen depuis 1966 ñu tëral benn loi def ci acte contre nature ba léegi loi bi kenn laalu ko loi bi amul benn coppeeku gu ci am ak àdduna bi ak ni mu dox ba toll fenn fi nga xam ne lu bari tey ci loi yi ñu voté woon démb ñu ngi ko tàmbalee modifier ngir dëppale ko ak jamono ànd sàmm jikko yi gannaaw dafa gis ne gouvernement bi loi yu bari mi ngi koy modifier ngir dëppale ko ak jamono ñu ñëw ne loi bi article bi nañ ko modifier ngir dëppale ko ak jamono muy article 319 bi dëppootul ak jamono acte contre nature rek dafa vide ndax ba ñuy voté loi bi boobu nécrophilie amutoon
nécrophilie amutoon, zoophilie amutoon ba ñuy voté loi bi. lan mooy nécrophilie mooy aw nit ñoo xam ne nee nañ dañoo bëgg di sëy ak néew yi, di sëy ak néew yi. am na ñoo xam ne ni seenu xaje foofu la yegg léegi, mooy ay nit di sëy ak moom déedéet, loolu moom dépassé nañ ko. mais léegi dañoo bëgg a découvrir ñi faatu nu ñu mel, mooy nécrophilie. loolu ci loi bii ñuy sàkk ñu criminaliser ko, ànd sàmm jikko yi def ko ci dugalaale. dañ ko fàtte woon ci bu njëkk ba, xëy na mën nañ ko tuddee acte contre nature, mais terme bi nekkul ci biir loi bi. zoophilie ñu ne liñ bëgg a àndal mooy mala yi. am na ñoo xam ne dañ ne mala yi lañ bëgg a àndal, dañ leen may ñuy ànd ak i xaj, golo, bëy, nag, xar, yooyu noonu daal lañ tànn àndal. yooyu constitution bi tudd ko, acte contre nature la tudd, muy lu vide nga xam ne nii tey da ngay dégg lu bari ñu ne jàpp nañuy góor jigéen, takkante nañu, bàyyi nañu leen, ndax lan seeni avocat ñoo ñëw sukkandiku ci article bi pour génne leen ci. waaye loi bi bu jàllee day tëj débat, te dana régler waale lu am solo, mooy góor jigéen yi ñuy tëj ci mbedd yi ñuy tëj, nga xam ne nii ku ci génn yet yeeg xeer yi dàqante, loolu loi bi mën na ko régler. su boobaa dañuy xam ne ku ñu jàpp ci mbirum góor jigéen dañ lay jàpp yóbbu police, wala ñu woo police mu jàpp la yóbbu, ñu teg la daan yu sévère, keneen dootu ko defati, jàmm na ñooy. kon loi bi sax dana doon intérêt ci góor jigéen yi ñu bañ leen a faata ki gaañ. loi bi dana doon intérêt ci ñoom. léegi ci fàttali gi, depuis 1966 ñu defoon ci sunu constitution acte contre nature. li amoon jamono yooyu ak li ko jiitoo ginnaaw bi ci Sénégal mooy jigéen joo xam ne, góor goo xam ne dafa jigéene, day wax ne jigéen, di solu ne jigéen, di biiju, di regeju, pasteelu, di maquillage, yooyu la ñu xamoon ci sunu société. mais góor guy ànd ak moromu góoram, loolu yàggu fi xamee su ko woon ci sunu société. moo tax ñi ñaan tuddee góor jigéen ba nga xam ne baat bi foofu la jógee muy góor jigéen ci sunu société, mooy jigéen, góor guy soloo ne jigéen, di wax ne jigéen, yor ay manière jigéen. mais première fois ñu nettali ci histoire Sénégal ci nguurug Ablaye Wade, defe naa 2008 la, góor jigéen yu takkante fii ci Mbaaw. histoire bu gudd la nag, takkante gi góor jigéen yu takkante woon fii ci Mbaaw. du ñàkk bis nañ dalal kenn ku dëkk foofu ca Mbaaw mu wax nu mbir ya nan la tëddee woon, ak lan lañ ca dund ñoom ca koñ ba fa loolu xewee ak nam fa xewee. lu doy waar la. ba ñooña takkante woon ñu jël leen rawale leen ñu ci bari bitim réew, bañ leen jàppee defuñ fa diir ñu bàyyi leen. te laataa ñu leen di bàyyi dañoo menacé ci mën a tudd turu ay autorité yoo xam ne nii ñoom dafa am lu ñu seq ñoom góor jigéen ya, ba tax na ñooña ñu bàyyi leen. lii jaar na fi. gannaaw loolu nguurug Abdoulaye Wade jeex, nguurug président Macky Sall ñëw. bi mu ñëwee moom it matul ñaari at ñett, président bu États-Unis ñëw Sénégal muy président Obama, ñëwul wax ak Macky Sall ci wàllu santé, wàllu économique, wàllu sécurité, mais lan la doon wax ak moom, fu ngeen toll ci mbirum góor jigéen yi moom. nga xam ne Obama ci militant góor jigéen yi la bokkoon. Obama États-Unis laata muy nekk président góor jigéen a nga fa woon, mais melu fa woon nam fa mel léegi tey. waaye ba Obama nekkee président at yam fa jot a nekk, xàllal na yoon wu yaatoo góor jigéen yi, ndax dafa leen doon campagnal fu mu dem ci àdduna bi di fexe influencer président yi ngir ñu yaatal góor jigéen yi ci seen réew. président Macky Sall bi mu ñëwee li mu ko tontu woon mooy pareegunu Sénégal, xaw ma ne pas encore pare pour li nga xam ne mooy mbirum góor jigéen. ñi seen dégg seen njortu rafet lool ñu ne way président moom wax na ko ne loolu du fi mos a am. ñeneen ñi ne non attention, fu ngeen toll ci añ bi fu mu toll nga ne yàkkagunu, maanaam yàkkagunu tekkiwul ne du ñu togg añ wala kër gi amul añ, mais encore pareegunu, maanaam añ bi yàkkagunu ko. kon añ bi léegi ñi ngi koy togg, li des mooy ñu yekk ko. déjà wax jooju noonu mu waxoon président Obama moom la waxaat ki nga xam ne moom mooy premier ministre bu Canada bi mu fi ñëwee. làkk nay tubaab yi mu wax ko ci
boo jëlee discours bi yëpp ci tubaab li muy firi mooy boog nga tënk ko ci lu gàtt mooy dégg nañ li ngeen wax waaye nag noppeeguñu ba tey mbir yi du dañuy tëb rek yàq ko ba tey ñi ngi togg wax ji discours bi looloo ko nënk ñëwaat na nag ci wolof après am beneen formule bu mu ko waxaate waaye ba tey rek day duggaat ci biir discours français bi mooy wanu ko ne carrément fii loolu du fi mos a am waaye daal na ngeen xam ne civilisation yi dañoo wuute culture yi dañoo wuute ku nekk la mu gëm wax ji yëpp boo ko dëxëñee boole français baak wolof mooy daal ba tey des na noppeeguñu mais noppeegunu gi nag ci jamono yooyu fekk na weesu nañ ay wax mais ñi ngi ci ay jëf discours yi du fi am la mais document yi dina fi am la yàgg nañ ko tudd war nañ leen ko fii ci émission bi yeneen i jotaay muy Sénégal nga xam ne nii gouvernement du Sénégal moo jóg ne day defar benn document boo xam ne nii fii ak 2026 lépp lu jëm ci boddante dafay jeex ku nekk respecté sa morom wax lan mooy base defar document bi mais nga ubbi document bi di lire ba ca biir ngay gis baatu LGBT lesbienne guine bisexuel transsexuel LGBT ñu dem bay wax ni nañu fexe ba yegg foo xam ne dañuy sensibiliser sénégalais yi xamal leen ne ku fi dóorati góor jigéen dinañ la jël yóbbu la ci yoon ñu teg la daan ya gën a sévère kële wax ne pare guñoog Sénégal loolu duñ ko fi daganal kooku ci turam en tant que président ci nguuram la ñu bindee wane ne kat nañ fexe ba góor jigéen yi kenn dootu leen waxati ne seen bët bi suufa ngi ci loolu kenn mënu koo miim ci état bi document la bu ñu defar 2016 jëm 2026 objectif bi mooy 2026 maanaam bu ñu yeggee 2026 góor jigéen yi bu leen neexee ci mbedd mi ñu taxaw di fóonante góor ak góor yoonu kenn du ci nekk ku leen dóor ñu tëj la ci kaso saloo ñoom document boobu lenn la luy wane ne discours yi bokkul ak jëf yi ñu weesu loolu indil nu li nga xam ne moom mooy ministère boo xam ne dañoo def femme famille enfant gouvernement yi fi jaaree loolu lañ xamoon ci ministère boo xam ne pour jigéen ñi la pour xale yi la pour famille la point doy na mais ñu dolli ci genre ba ci ministre bi jiite ministère bi benn xamu ko moom wala mu yeb nu ndax moom moo wax fële ca Sokone bi mu fa demee yàggul boobu ànd sàmm jikko yi amal nañ seen daje bi ba noppi coow li bari na ci genre bi ñu wootee la 23 bi fële ca place de la nation mu ne daal genre nekkul lu dul coow li bari na ci mais nekkul lu dul koom-koom bi nga xam ne mooy génnee ci suuf si koom-koom bi nga xam ne moo nekk ci réew mi góor ak jigéen ñi yem ci jàppal baat bi nee na genre loolu lay tekki amul fenn ci dictionnaire yi àdduna bi yëpp yéen ñëpp dem leen ngeen jël genre benn baat la bu lëmu baat bu lëmu la lii genre nang baat bi ñoom xam nañ li tax ñu dugal ko foofu ndax baat bi après dafa mën a am intellectuel bu ñeme yàlla mën na jël baat bi am num ko ëlbatee jaxase xel yi ba naan est-ce que sax loolu lañ ci namoon ñoom mais baat bi ñun dañuy wax ne ngóor jigéen la ngóor jigéen déjà transgenre firndeel na genre transgenre firndeel na genre xoolal fii nii ci suñu projet de loi bi criminalisation de LGBT la ñuy firi LGBT lesbienne gay bisexuel et transgenre jàppal baat boobu jox ma kii ubbil ma foofu xoolal ma sama per bi su ma ko génnewul mel ni ubbil ma poos bu kii bi saag bi
akay jox ma mi ngi noonu boobu waa permis bi jox ma permis bi transgenre a ngi nii transgenre sama permis man Makhtar Sarr man ci lu ma demandé wul mu naqari ma lool te aw ma pexe bu njëkk sama permis li ci nekkoon sexe la am naa ci permis yu njëkk yi laataa bii ñu ma defal déedéet bii kii bi la beneen bi la permis baa ngi ci génneel akay fa permis bi foofu la ne tegal ma lii foofu akay sama permis mi ngi nii sama permis fii ci ginnaaw commune Pikine département Pikine région Pikine genre M masculin genre transgenre ci T bi nga xam ne moo nekk ci LGBT transgenre ñu indil ma sama permis genre léegi genre ma ne ministre bi luy genre mu ne ma mooy koom-koom bi génnee ci réew mi góor ñi ak jigéen ñi yem ci man mii dawal oto man oto laay dawal man koom-koom bi génnee ci réew mi maag jigéen ak góor ñu yem ci lu mu joteeg ñu indi ko sama permis xanaa kay mu ne woon sama carte d'identité sax mooy tax ñu ne xëy na ñu ne waaw mooy gannaaw réew mi ñun ñëpp carte d'identité nationale mais permis damay dawal permis kay lii dafay nekk lu international permis te carte d'identité du doon lu international gannaaw permis day doon lu international te léegi international yëpp dañoo mànkoo ci ne dañoo bëgg ñu internationaliser ngóor jigéen moo tax il faut ñu jël genre dindi sexe def ko fi ndax góor jigéen bi moom it dafa bokk ci géew bi nii lañ déggee genre bi nekk ci ministère bi loolu ba tey ci biir procédure bi li tax ñu ñëw ba yegg si ci ne kat léegi dañoo war a baare agenda bi léegi bi ñu jógee ci loolu ñu ne dafa am benn loi boo xam ne nii journalisme la jëm ci niñ koy organiser yi ñu sañ a def yi ñu sañta def yu ni mel mooy code de la presse lañ ko tuddee code de la presse boo demee ci article 18 la su ma juumul article 18 ci code de la presse première fois ba Sénégal ba tey ca jamonoy colonial ba Senghor jaar fi Abdou Diouf jaar fi Abdoulaye Wade jaar fi baatu orientation sexuelle dugg ci sunu constitution maanaam yow mii journaliste bi micro nga yor di wax da nga yor sa pilim di bind da ngay photo ngay nangam mayatuñ la tere nañu nga toog ci rajo wala ci télé wala ngay bind ci journaux di ŋàññi nit ki ngeen ne ci diine bii la bokk ci xeet bii la bokk dëxañ ay mbir yoo xam ne ñëpp dañ ñaa loolu moom kenn waru ko def ca biir yooyu ñu dugalaale ca wala nit ki orientation sexuelle am maanaam nit ki góor jigéen la nga toog naan da nga koy ŋàññi loolu dañ ko interdit dañ ko tere journaliste yi doon tàcc yëpp naan loi bi dañu bëgg mu jàll président lu tax ba léegi loi bi ñu ci bari ànd sàmm jikko yi moo leen yëgal article 18 bu nga xam ne dañ doon tàcc sax mais xamuñu lu nekk ci biir ca dëgg-dëgg mbir yi wala ñu bari ci ñoom xamuñ ko donte ngóor si sant Seck moom muy Cheikh Yérim xëy na moom xamoon na ko moom gannaaw nee nañ moom intellectuel la ndeysaan te ma koy tuddee intellectuel bi ci ngeer gi moom tey bi ma gisee yéem laa ne moom ndekete intellectuel bi ci ngeer gi la ndeysaan waaw bi ci intellectuel boo xam ne ni yow sa tiit yëpp mooy lekk ak naan yow lekk ak naan daal buñ la ko xañee mooy àdduna bu tukki loolu danañ ci ñëw léegi article 18 ci code de la presse bi ñu dugal ci orientation sexuelle maanaam nit ki nga xam ne tànn naa doon jigéen tey góor wala mu tànn na doon góor tey jigéen kooku kenn waru koo ŋàññi bii yëpp amee ak yeneen yu dëxëñu nga xam ne am na programme yoo xam ne uniquement ñi ngi ko jëmale ci éducation bi te loolu feeñee ci journal bi tey bi Cheikh Yérim di wax nga xam ne nii ay lobby financé nañu gouvernement du Sénégal pour loo xam ne nii lu jëm ci éducation bi la te bokk na ci liy cause financement yooyu noonu le mooy dañuy respecter droit minorité benn kilifa gu mag sama mbokk la
sama nijaay la moo ma ko mos a wax ne ma mbir yi fi mu toll nii doy na waar ndax léegi nun ba ci suñu secteur bi ñu nekk moom secteur bi ñu nekk bu ñuy bind pour di sàkku financement ci bitim réew faaw dañ ci boole waale dinañ respecter droit minorité yi maanaam droit góor jigéen yi dañ koy respecter pour ñu financer la mbokk yi ku yëg lii yëpp jàngal lii yor document yi Ababacar Mbuub fu muy dem daanaka saako document lay yóbbaale saak ba mu fees ak i document lay yóbbaale yoo xam ne nii yi waa Nations Unies ñoo ko tëgg pour góor jigéen ñi ñu xàllal leen yoon yi gouvernement Sénégal moo ko tëgg ngir ne dana xàllal góor jigéen ñi yoon lii moo tax ànd sàmm jikko yi ne jug wër Sénégal jot na pour yëgal sénégalais yi li xew ndax ñu bari yëguñu li xew de première phase bi nekkoon informé boo demee dajale nit ñi toog di leen wax dañ naan ŋàmm di la xool naan la non ku def lii ci sunu tur maanaam yaa ngi jiital aw nit ñu am lu ñuy def ci sa tur te yow yëgoo ko bi ñu dajalee Sénégal gépp noonu lañ demee ci xalifa yi ñoom it yëgal leen li xew jox leen i document bàyyi leen fa am nañ ñu leen wër ñu ci bari ci ñoom xoolal leen la ca nekk ñenn ña ñoo koy xoolal seen bopp pare woowaat nu ñu ñëw ne ñu lii kat dafa war a dakk ñu ne ko nag pour mu dakk kayit a ngi nii boo signé fii danañ fexe ba mu dakk mboolem xulafaawu yi ci Sénégal signé loolu mooy indi seen signature maanaam dañ leen a yëgal li xew ñu ne lii dafa war a dakk agenda LGBT bi dafa war a dakk ñu signé noonu ko xalifa yi defee imaam yi bois sacré bi bañ ngóor jigéen église bi bañ ngóor jigéen kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci ànd sàmm jikko yëpp taxaw ku nekk signé association islamique yi association imam yi kenn desul ñëpp signé loolu mooy deuxième phase bi gannaaw informé léegi nañ fexe mu dëj mooy signature yi lan moo ko lal mooy dañoo bëgg léegi sax ñu criminalise ko maanaam agenda bi nañ ko arrêté ku koy promouvoir yoon dal ci sa kaw góor jigéen it ku koy fësal ci penc mi yet bi dal ci sa kaw bi ko ñëpp signé wala ñi gën a bari ci sénégalais yi ba ñu bari fu nekk lañ doon woote naan ñu indil leen ñu signé nga xam ne lu mu néew million signature yu teg dajale nañu ko ci lañ woote le 23 bi mooy troisième phase bi mooy léegi nag nañu wan àdduna bi ne sénégalais yi ànduñ ci ngóor jigéen ci lañ woote ci diir bu gàtt lañu woo sénégalais yëpp ñu génn fële ca place de la nation le 23 mai ne nag ànduñu ci ak ngóor jigéen bi mu weesoo góor jigéen yeeg seen bàjjen mel ne ànd sàmm jikko yi dafa fekk ay paxum kaña mu sotti fa ndox mu tàng toog kaño yu mag yeeg yu ndaw yëpp di génn ndeyjoor ak càmmoñ wala rek foo xam ne dafa fekk mbóot yu bari mu pompe leen ñii di naaw ñii di tëb di lappi noonu la mel góor jigéen ya ca France xaw ma ADOS defe naa la ñu tudd génnee communiqué ne waaw gouvernement du Sénégal li ñu bàyyi mu jàll léegi daal ñoom dañuy sàkku nañu interdire France xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour xalif général bu Ndiassane xalif général bu Thiénaba ay ñoom Dame Mbodj ñoom Babacar Mbuub ñooñu daal ñu ne léegi nañ leen interdire pour buñ duggati France mel ne France ay àjjana mel ne France day àjjana ñii ñu tudd buñ demul France lu mu leen di wàññi ñu ne daal léegi nañ leen interdire lan moo tax mooy li ñu wax ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen ñu yaakaaroon ne xëy na buñ defee menaces yooyu gars yi danañ toog far gars yi gën a raakaaju ñu baal ma ci terme boobu waaw waaye gën leen a ñaax rek seen yooyu ñu tere pour ñu avancer boobaak léegi nag tekkaaral gi tax na ñoom ñu ne tekk xam naa ne woon nañ gars yi dañ doon coow rek dajale nañ nit ñi coowloo leen signéloo nañ nit ñi ñu signé mais mbir yi fa lay yem fekk ku yoddu sëqët ñu ngi woon di togg lii boroom xam-xam yi seen xam-xam gën a màcc ci réew mi ci wàllu constitution ñoo dajaloo tëgg lii ñi seen xam-xam gën a màcc ci réew mi ci wàllu constitution
ñoo dajaloo tëgg lii ay député yu am valeur volonté wu ànd ak nun ci liggéey bi. am na ci ñeent ñoo xam ne li tax ñu leen di tudd dañoo gën a fes mooy li ma wax ne kii di Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Bamba Dièye, Aliou Souaré, ñeenti député yi ñoom amuñu réserve. am na yeneen député yu signé avec réserve maanaam ñoom li ma tudd ñu ngi ci salle d'attente bi. am na député yoo xam ne salle d'attente lañ nekk mais ñii moom dugg nañ ci biir. il faut que loolu tamit sénégalais ñu xam ko. am na député yu bari fii nii ñi wax ne ànd nañ ci biir liggéey bi ànd nañ ci lañ wax di ñu xaar assemblée waaye affiché wuñu wax ne loi bi dañ ko war a jàllale wala ñu ñëw bokk ak ànd sàmm jikko yi liggéey bi bañ defar document bi. ñeenti député yi daal mooy ñi nga xam ne ñoo volonté wu 100% ngir ànd ak ñun ci liggéey bi yemu ca mais ñooy jël loi bi yóbbu ko assemblée nationale ba noppi boole ci voté ko moom laa tuddee fa minhum man qada nahbahu fa minhum man qada nahba waaye wa minhum man yantadir mooy am na ñoo xam ne ñu ngi ci salle d'attente di xaar wa ma baddalu tabdila wa ma baddalu tabdila am na ñoo xam ne nag yónnee nañ leen i bataaxal tontooguñu. président assemblée ci ñooñu la bokk ki jiite defe naa parlementaire lañ koy wax Benno Bokk Yaakaar ay miiru ñing la xaw ma ñooñu ci ñooñu la ñu bokk ñoo xam ne nii ànd sàmm jikko yi yónnee nañ leen bataaxal jotaguñu seen réponse ñu ngi leen di déglu ah bi loolu amee gars yi ne ñii xëy na dañuy fo fekk ñun ñu ngi liggéey lii ci la xëy na mbir yi sotti ñu woote la 11 décembre bii weesu fële ca mosquée inachevé presse bi lañu woo pour wax ak ñoom presse bi ñëw wuy si ñu wax ak presse bi ñu waxee ak presse bi nag gaa yee jugati nag ne gaa yi nag dafa mel ne fowunu léegi criminaliser ngóor jigéen defar nañu loi ay député pare nañ pour yóbbu ko assemblée nationale. loi bi lan moo ci nekk mooy képp ku nu jàppati nga nekk góor jigéen nag dañ ko définir mu leer lesbienne jigéen juy ànd ak jigéen 5 ans ba 10 ans kaso juróom ba fukki atu kaso daanu xaalis 1 million ba juróomi million jigéen juy ànd ak moroomu jigéenam homosexuel muy gay ci LGBT moom it même daan bi fukki at gën jaa bari juróomi at gën jaa néewu kaso alamaano 1 million ba juróomi million bisexuel te léegi bari na lool koo xam ne takk na soxna am doom waaye yemu ca day ànd ki góor boole ca góor la goo xam ne borom kër gu ne léng laa ko sikki moom ñu ngi koy wooyee papa am na soxna ami doom làqatoo ko waaye léeg-léeg mu doon jabaru jàmbur léeg-léeg mu doon jëkkëru jàmbur maanaam léeg-léeg mu doon jabaru góor wala mu doon jëkkëru góor moom góor gi mooy bisexuel moom it même daan bi transgenre koo xam ne góor la dem bam yàgg ñu defal la say ween mu jóg defal la yi jigéen ñi di taartoo soppi sa yaram moom itamit juróom ba fukki at ko sa yamu ca de waaye zoophilie loolu mooy lan mooy góor guy ànd ki mala góor goo xam ne nee na léegi àndatul ak nit mais ay mala lay àndal moom itamit même daan bi zoophilie nécrophilie moom boo ko déggee sa nopp yi day riir mooy kuy dem di ànd ki néew moom it même daan bi mbokk yi lii xel war naa nangu ñu voté ko xam nga lan lañ wax ne moom lañ criminaliser sàcc xar sàcc nga benn bëy rek criminaliser nañ ko Sénégal léegi
vol de bétail bu ñu mënee criminaliser sàcc xar criminaliser viol fa lañ mën a war a criminaliser nag ngóor jigéen léegi bi liy jàllee loi bi nii ak li ci nekk tey dañu yeewu wala démb ci àllarba ci journal bi di l'Observateur ñëw ak nun ci pro góor jigéen yi ñi ngi yuuxu di woote wàllu les homos vilipendant l'État noonu lañ koy waxee vilipendant l'État vilipendant l'État nee naa tey moom na yàq tubaab ba kontaan léegi nga ñëw ci l'Observateur numéro 5464 ci page 3 bi muy wane ne criminalisation de l'homosexualité un risque économique colossal pour le Sénégal maanaam ñu araamal ngóor jigéen ci Sénégal loolu moom njaaxum gu rëy a rëy lay doon ci amu réew mi déglu leen de amu réew mi nga xam ne am na pétrole ak gaz ak zircon fer suñ géej gi am jën yu doy di génnee milliards ñun ñii ñoo nekk ci danger bu ñu araamalee ngóor jigéen aka ngeen a mën a kàcc yéen ñi ko wax kàcc rek gestion bu bon kay moo nu mën a yóbbu ci colossal mais du def loi buy araamal ngóor jigéen bu ñu voté loi bi risque économique colossal pour le Sénégal. La proposition de loi portant sur la criminalisation de l'homosexualité risque de coûter cher au Sénégal s'il est voté. maanaam bu ñu voté loi bii di araamal ngóor jigéen dana métti lool ci Sénégal bu ñu voté loi bi. ñu ne l'affaire commence déjà à faire grande bruit mbir yi nag dafa tàmbalee ëpp loxo nag ay waaye Samba kon da ngeen tegoon ne affaire bi def bruit moo tax léegi affaire bi mi ngi tàmbalee sérieux maanaam gars yi fawuñ maanaam mën nga firee l'affaire commence déjà à faire grande bruit mooy nag affaire yi nag mi ngi tàmbalee ëppi loxo journal bi ne les médias internationaux ont accordé une part belle à ce dossier. On ne peut plus sensible sous nos cieux. maanaam tasukaayu xibaar yi nekk bitim réew mbir mi nag léegi yitteel na leen ba daal gis nañ ne jaww ji daal mi ngi tàmbalee soppeeku nag ci mbir yi ba tax na mbir yi yitteel na leen Washington Post, Reuters, CNN, presque tous les grands médias occidentaux ont évoqué le sujet dans leur édition. Tasukaayu xibaar yu mag yëpp lu ci mel ne Washington Post bale ci États-Unis Reuters beneen journal la bu ni mel CNN ñoom daal mbir yi yitteel na leen ba ñu ngi ci wax ci seeni tasukaayu xibaar ñu ñëw ci Reuters mu ngi wax ku tudd Jaaji Bangura naa techniciens yi danañ ñu wan Jaaji Bangura mooy kan ñu ne Jaaji Bangura militant LGBT sénégalais et président de l'association Prudence a lancé un appel à la communauté internationale lui demander de faire pression sur les autorités sénégalaises pour qu'elles rejettent cette
nouvelle loi à gestation. waaw tubaab bi noonu la de. Jamil Bangoura mi nga xam ne militant la ci góor jigéen yi fii ci Sénégal moo jiite kuréel bu tudd prudence ci kuréelu góor jigéen yi moo ko jiite ma nga takk rajo yee yuuxu wallu ma nga naan woy wallooy Jamil Bangoura takk rajo yi jëmale ko ca tubaab ya seen bàjjen ya ca bitim réew ne leen wax leen gaaw wax leen ak gouvernement Sénégal xoqatal leen gouvernement Sénégal ngir loi bii ñuy bëgg a yóbbu assemblée nationale xalif généraux yépp signé koog imaam yeeg ñi bañ lu bon ñëpp ci réew mi loi bi bu mu jàll loi bi bu mu jàll kon nga yëg ne góor jigéen ñi tàmbali nañoo woote wallu ñan lañ woo wallu mooy seen wéeruwaay ya ca biti lañ wax ne wax leen ak ñii ngeen di jox seen milliards yi fii ci réew mi nañu gaaw ba loi bi bu mu jàll nee na wax jooju bi mu demee ba ci biir mu ne des propos repris par la site web du média américain CNN selon le waa kay foofu la yem CNN li nga xam ne moom la journal bii di Reuters bind CNN tamit loolu la reprendre ñu ñëw ci journaliste Sénégal bi soi-disant intellectuel Cheikh Yérim Seck soi-disant intellectuel mu ne et selon le journaliste et analyste politique Cheikh Yérim Seck, ce n'est pas seulement la démocratie qui est en danger. Les relations du Sénégal avec certains pays ou organismes internationaux risquent d'un pâtir. Enfin, non, là. D'un pâtir. De pâtir, hein? Merci beaucoup. Merci. Au regard des accords et traités signés, mu dem ba ci biir moom Cheikh Yérim mu ne parce que souligne Cheikh Yérim les plus grandes puissances du monde, États-Unis, Canada, France, ont décidé que la culture, la pratique LGBT doit être au cœur de la vie de tous les États du monde. Donc, une fois que cette loi sera votée, le Sénégal sera d'abord inscrit sur liste rouge. maree ko tuuti Cheikh Yérim Seck soi-disant intellectuel nee naay day jàngat li mën a juddoo ci bu ñu voté loi bi mu ne loi bi buñ ko voté loolu danger bu rëy lay doon ci démocratie Sénégal day mën a wel ne réew mi amatul démocratie salon Cheikh Yérim démocratie Sénégal mooy góor yi nekk ci mbedd mi fonante di takkante loolu mooy démocratie ndaw démocratie bu bon waaw démocratie demunu raasi wunu bu dee loolu mooy démocratie demunu raasi wunu góor ñuy takkante loolu daal bu ñu voté loi bi day doon lu bon ci démocratie day doon lu nërmeel démocratie waaye tamit day doon loo xam ne dafay ñaawal jëflante bi nga xam ne Sénégal am na ko bitim réew yéenay wax état amul mbokk intérêt la am état amul xarit intérêt la am du yéen a koy wax tout le temps ñun bitim réew ñoo am intérêt ci ñun kay ñun ñoo nekk ñuy mbapar yàpp rek di dem di dunguru bitim réew waaye ñun li ñu am ci réew mi bu ñu ko sàmmoon mennum réew buñ ne ko sëqatal mu sëqat buñ ne ko tislil mu tisli buñ ne ko ŋaal mu ŋaa buñ ne ko ñebal mu ñeb buñ amoon fayda li ñu am ñu valoriser ko yàlla dañoo xañ dara ñun ba ñuy mbapar yàpp bitim réew bañ naan ñooñu suñu relation ñoom day dog bu dogee mu wexee ci ñoom mais pas ci
réew mu yàlla jox teraanga ju toll ne àdduna bi ñu bari amuñu ko di ko wër muy pétrole. ñu ne pétrole bi gën a baax ci àdduna bi la yàlla feeñal fii ci réew mi. jox ñu gaz ci gaz yi gën a baax ci àdduna bi la yàlla feeñal fii ci réew mi. jox ñu zircon jox ñu fer jox ñu or. Sabodala nga ne le ay at ñu ngi exploité or ba fa nekk jeexagul. sunu géej gii nii tubaab yi ñëw di jënd ay licence ay milliards ngir napp jën yàlla jox ñu teraangay géej. sunu suuf saa ngi nii àll bi na yàmbalang yàlla xañuñu naaj xañuñu ndox. waaw ñun ñoo war a bàyyi waate wala ñun lañ war a bàyyi. waaw réponse nañ ci tontu. te wax naa ko tey bi may bind sama page Facebook mu ne ko Cheikh Yérim soxlawu ñoo xam ndax buñ ko voté danañ ñu bàyyi ak duñ ñu bàyyi lenn dong lañ soxla mooy yow Cheikh Yérim Seck luy sa position ci ngóor jigéen lañ soxlaa xam ndax ànd nga ñu voté loi bi wala ñu bañ ko voté loolu dong lañ soxlaa xam mais buñ ko voté lii mën na cee juddoo ci conséquence loolu noonu yitteelunu li ñu yitteel mooy ñu xam yow en tant que Cheikh Yérim Seck ndax nangu nga nee nga wii wala non. soo ne wii ñu boole la ci ñi bañ ngóor jigéen boo ne non ñu boole la ci militant LGBT yi loolu dong lañ soxlaa xam mais pas nga nekk fi di jaay intellectuel naan waaw lii ci mën a juddoog lële loo ci teg mën nañ ko teg yi nga wax ni li ma wax ni la teggi na ko dañ ñu ko naxee rek nappee ñu ko ñun dafa mel ni daal mel ni réew lañ moo xam ne nii dañoo yor suñ pot di yàllaan amuñu dara ko amul dara la ñuy menacé loolu am na réew yoo xam ne amuñu gaz amuñu pétrole amuñu zircon amuñu dara ñooñu tey luñ yor bitim réew leen koy jox mais ñun yàlla dimbal nañu suñu suuf si nangu na lu ñuy bay di ko dundee lépp mi ngi ci suuf si fii ceeb suuf si nangu na ko ñun ñoo sàggan rek ba exploité wuñ ko mais mën nañoo fexe ba améliorer suñu ceeb bi di ko bay di ko jaay bitim réew mën nañoo bay mboq mën nañ bay dugub nga xam ne nii mburu mi ñuy wax ne yokk nañ ko 175 ak nangam bu ñu concentré woon ci sunu mboq meeg yeneen ak yeneen dugub ji mën nañoo xool nu ñu defaree mburu yoo xam ne dañu soxlaati di jëli fi fëriñ bitim réew soble pomme de terre pataas nawe carotte yàlla xañuñu dara ci yooyu noonu suñu suuf si lañ koy bayee mais lan moo ci des lu dul nga am benn rigueur gestion bu jaar yoon pour gérer sa économique bañ a dëkkee rek tàllal loxo ci biti waaye buñ ko wotee relation internationale yi nangam ak nangam loolu tappale la te nañ bàyyi xel sunu borom la ma waxoon alladina qaala lahum nnaasu inna naasa qad jamacuu lakum faxshawhum fa zaadahum imaanan wa qaalu xasbuna allahu wa nicmal wakil sunu borom nee na yéen waa Sénégal ñi bañ lu bon yéen waa Sénégal ñi bañ lu bon ci Sénégal sénégalais yi bañ lu bon su ngeen jugee ba ne lu bon lii da ngeen bëgg mu jógee fii lu mel ne ngóor jigéen dana am soi-disant intellectuel yu ñëw naan leen faxshawhum inna naasa qad jama'u lakum Occident bi dañoo am doole seen financement yi dañ koy téye Sénégal mën nañ ko dugal ci ligne rouge relation yi mën naa dog ñu tere ñu arrêté seen ndimbal ci Sénégal faxshawhum na ngeen tiit ragal leen bu leen voté loi bi fa zaadahum imaana loola ñooña wax day tax ñi bañoon lu bon gën koo bañ ñi bëggoon loi bi voté ko ñu gën a avancé pour loi bi ñu voté ko sunu borom ma ko wax faxshawhum fa zaadahum imaana wa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakil Cheikh Yérim xasbuna allahu wa ni'mal wakil xasbuna allahu wa ni'mal wakil yàlla doy nanu te doy nanu wéeruwaay mais bu dee xaalisu góor jigéen moo ñuy dundal ñu dundee ko dee dem safara xiif mar ba dee dem ajjanaanu ko gënal mais finalité bi pour ñu dee dugg àjjanal la ñuy ñaan yàlla mais fii kenn saxu fi ay way gëm laa waxuma ko naan non réew mi layig la nga xam ne kooku ngëm yàlla rocceeku na ci moom bu yàgg te balaa yàgg da nga gisaat ñeneen ñu génn ñoo xam ne soi-disant intellectuel naan non attention nag xam nga réew mi layig nang lay di teg dañ bàyyi xel am na benn journal bu waxoon ca ginnaaw ne góor jigéen ñi dugal nañu milliards ci Sénégal
déjà tàmbali nañoo am ñenn ñu ñuy woo pour ñu jàllale leen seen message ak yooyu am na ñu nangu am na ñu bañ. am na journal bu ko bindoon yàggul am na ñoo xam ne ñi ñi ciblé mooy ñu influencé nga xam ñu influenceur la ñu mën nañoo influencé aw nit ñu nekk ci média ba ci certains journaux ñu ne am na sax ay journaux yu bañ mais am na ñu nangu loolu yàggul matagul 6 mois ci ginnaaw bi ko benn journal bindee nañ bàyyi xel loolu tey ñooñu nga xam ne nag lekk nañu avance ah waaw bu yu mel ni amee faaw danañu balaa yàgg nga gis leen ñoom ñu génn ba mu leen bett dara gannaaw suba nga gis ñu attaqué ànd sàmm jikko yi attaqué projet de loi bi mais nañ ñëpp résister taxaw mbir mi sunu avenir la sunu avenir u njaboot la il faut ñu sàmm ko waaye boycott économique xasbuna allahu wa ni'mal wakil te boobaa fan qalabu bi ni'matin min allahi wa fadlin lam yamsashum su'un dara du mujj fenn la dul mujj boycott tous buñ ñu boycotté France day jël bagage mi génn réew mi nag génn su génnee torox de bu ñuy génn di torox ñoom France bu ñuy génn réew mi nañ ñu boycotté ñu dàq Sonatel am na ñeneen ñu fi des de aca ñu dàq Sonatel ñu génn réew mi ñu dàq Auchan ñu génn réew mi ñu dàq yeneen yi fi entreprise français yëpp génn réew mi ba xam ndax ñun bu boobaa Auchan bu génnee réew mi danañu tee dem EDK moo nañ génn dem xool boycott te li lay gën a naqari dañuy jàpp ne benn Matar Sarr xamul dara moom dafa nekk di tëñëx te yëguñ li xew non lii dafa sensible dañoo bëgg a dugal Sénégal ci nangam yëguñu li xew loolu lañ yaakaar daal léegi jàpp ne ñoom ñi jàng université di xoggaliku soi-disant intellectuel ñoom ñoo ñuy tëralal ñun suñu réew mi ni muy doxee du ñoo tardé réew mi ba mu toll fii mu toll soi-disant intellectuel yi 60 ba léegi ñu ngi ñuy discours seen discours yi demuñu fenn bor yu dul jeex lañ amee bitim réew di dëkk naan baal leen ko suñu ressources yëpp ñu jox ko tubaab yi te yàlla jox ñu lu nekk ci teraanga soi-disant intellectuel économiste réew mi buñ defee lii dal ñu ñii ñoo fi nekk ba léegi di wax da nga ñoo mën a wax dara ñu gëm ko ci réew mi fu mu jëm économique baa ngi ni du nërmeelu na léegi lu ko daaneel waa bitim réew dañoo tëye seen loxo butéelu diwlin bu yàggul mi ngi jar ay 14000 15000 16000 tey mi ngi ci 23000 22000 ci yenn place yi siwo mayonnaise 5 kilos beurre 5 kilos bi daan jar 5500 tey mi ngi ci 7000 saaku suukar 29000 wala 28000 saaku suukar nga dem di jënd diwlin benn litre ñu jaayale ko léegi 1300 benn litre u diwlin mburu mi barki démb lañ ko yokk 175 jële ko ci 150 saf-safalu jigéen yi ñuy toggee ci nii sax lépp yokk na lu daan jar juróom léegi fukki dërëm lay jar kaasu café ba nga daan jëndee fukki dërëm léegi ñaar fukk lañ koy jaayee ah dañoo voté gum loi bi ba lii dal na li nuñ def ba mu yegg si ci nun waaw su fekkee boo wotee mbir yi jafe boo wotewul mu jafe woteel ba tax na tappale yi nga xam ne moom la ñuy wax nii waaw mu ne selon toujours Cheikh Yérim Seck la conséquence première du vote de cette loi sera un préjudice d'image. Le Sénégal va être rétrogradé d'un rang de démocratie à un rang de pays presque dictatorial. Ay way Samba ay way Samba bu ñu voté loi bi daal selon Cheikh Yérim Seck Sénégal day am risque lu ñaawal xar kanamam te Sénégal mën nañ ko dugal ci rang wu réew yi nga xam ne nii ñoo gën a ñàkk démocratie
ak réew yi nga xam ne ñoo gën a mën a teg ak dictateur ñu ñàkk a respecter irrespectueux des droits des minorités maanaam boobaa buñ voté loi bi dañ koy dugal ci réew yi nga xam ne ñoo gën a ñàkk respecter droit minorité dugal nañ ci Sénégal Sénégal nee nañ boole nañ ko ci réew yi gën a bañ ngóor jigéen du loolu boole nañ ko ci ba pare gannaaw boole nañ ko ci ba pare jeex na rey mu dee reyul mu dee reyal rek waaye buñ ko kiyee salon li analyste ŋàppati ngoolooli cim dans la majorité écrasante des financements on pose des conditions en posant des conditions le respect des droits humains les droits des minorités sous-entendu les droits des LGBT. Signale Cheikh Yérim Seck, il y a beaucoup de programmes de développement dans le cadre de l'éducation, du développement humain qui risquent d'être interrompus une fois que cette loi sera votée. Maanaam financement yi nga xam ne nii moom la nguur gi di jot lu ci bari dafay bokk ci conditions yi mooy da ngay respecter droit nit ki respecter droit minorité yi maanaam droit góor jigéen yi léegi nag Sénégal bu voté loi LGBT bi programme yi nga xam ne Sénégal amoon na ko ñu financé ko lu jëm ci wàllu éducation c'est grave maanaam ci éducation bi daal am na programme yu ñu mën a dagg yoo xam ne li tax ñu koy dagg mooy ñu voté mbirum ngóor jigéen kon déjà suñu doom yi am na programme yu ñu leen jàngal yoo xam ne góor jigéen yee ko financé selon Cheikh Yérim ba bu ñu voté loi bi programme yooyu yëpp dañ koy dagg yéen a ko déggandoo mais xaaral boycott économique yooyu yëpp xaaral ma tëb ko ma ñëw fenn pour monsieur Seck le vote de cette loi est un défi de civilisation très important au vu de la sensibilité religieuse mais religieuse du pays mais aussi un défi économique article bi daanaka diggante bii rek moo ma ci gën a ñor nee na daal léegi Sénégal nañu tànn voté loi bi moom day nekk loo xam ne lu am solo la ci wàllu sunu civilisation maanaam suñuy mbaax suñuy aada ak suñu yooyu ak lu jëm ci wàllu diine loolu lu ci am solo la waaye nag attention mais défi lay doon tamit ci sunu économique léegi nag yéenay tànn daal yéenay tànn su fekkee daal seen diine leen gënal voté leen loi bi su fekkee lekk ba suur naan ba mandeg yëre yu ngeen sol mu rafet jaar ci tali moo leen gënal seen diine bu leen voté loi bi wax ji yëpp liyee ko tënk loi bi daal Cheikh Yérim nee na buñ ko voté lu am solo la ci sunu aada ak sunu mbaax ak sunu diine waaye nag attention de waaye beneen défi lay doon tamit ci sunu économique ndeysaan maanaam seen diine daal jël leen ko sànni fële wa man yabi ajilan minhu bi ajilihi yabin lahul ghabnu fi bayin wa fi salami mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayril khalqi kullihim wa man yabi ajilan minhu bi ajilihi yabin lahul ghamnu fi bayin wa fi salami mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayril khalqi kullihim Busayri nee na wallahi ku jaay sa àdduna bi sa àllaaxira mee ku ko jaay jëndee ko àdduna bi boo faatoo da nga xam ne perte nga voté loi bi
mooy ñu jaay àdduna jëndee ko àllaaxira ñàkk a voté loi bi mooy ñu jël sunu àllaaxira jaay ko jëndee ko àdduna maanaam bu ngeen voté loi bi man ngeen a sonn lool am jafe-jafe yi dund su ngeen ko voté waaye su ngeen ko voté wul man ngeen bañ a am jafe-jafe dund dèjà ñun am nañ jafe-jafe dund ba pare moom laa la wax léegi waaye li grave te mu wax ko mooy mën naa sàmm seen diine ak seen mbaax ak seen yépp mën na koo sàmm bu ngeen ko voté waaye nag mën na yàq seen économique ma ne man Makhtar Sarr maa ngi choisir dee ci xiif ak mar ak rafle dem àjjana ka dee ci regg ak woddu naan dem safara te yooyu dañ ñu koy xuuxalaatee yi ay wax la yoo xam ne nii ñi seen ngëm faible ñi nga xam ne dañoo gëm ne yàlla yoru leen ñooñu lay tiital mais ki gëm ne wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala allahi rizquha wa yaalamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullun fi kitabin mubin ki gëm loolu tubaab yi dinañ téye sa loxo da koy tiital yàlla mu ne luy dukkat ci suuf si lu manti doon maa yor wërsëgam maa xam ki may jox téye ak ki may jox duma ko téye ki may jox la ma ko jox toog ak ka nga xam ne dama koy jox xëy nanguwaat ko nee na lépp maa koy dogal wa ka ay min dabbatin la taxmilu rizqaha allahu yarzuqaha wa iyaakum wa huwa samiul alim ban xar ngeen gis muy dox yor li muy dundee ban bëy ngeen gis muy dox yor yum li muy dundee ni may wërsëgalee xar ak bëy ak nag te yoruñu seen dund bu ñu dox yéen it noonu laa leen di wërsëgalee ma indakum yanfadu wa ma inda allahi baaqin yàlla mu ne li Occident bi yor muy jeex li yàlla yor du jeex ñun ñu gëm loolu iman est-ce que xam na lan mooy iman ki ñuy gëm loolu yi xam nañ luy ngëm yàlla est-ce que xam nañ ko yàlla mi ngi mel nag la ceddoo gi gëmoon boo amee doom doo leen mën a dundal wala dañ lay gàccaal ak yu mel noonu sunu borom ne maa leen di wërsëgal nahnu narzuqukum wa iyaahum yéen ak seeni doom yëpp man yàlla maa leen di wërsëgal ñoo xam ne barki démb yoruñu woon tous Afrique lañ ñëw manque li fi nekkoon yëpp ci koom-koom dem defaru ëlbatiku Afrique ñàkk bopp bañ ñëwaat naan ñoo leen di sarax dañoo yëg li xew koo xam ne li nga yor yëpp ci yow la ko jëlee ba noppi ëlbatiku naan mi ngi lay te ba léegi mi ngi wéy di am lu muy gis ci yow loo xam ne ni mënu laa bàyyi ñu dimbale waay ak seen waxu tàppale yi ñu si dimbale ba tax na boo toppee journal bi yooyu la ci wax yu ñàkk xorom yooyu noonu loolu rek la ci wax yu ñàkk xorom wax ji yëpp daal boo résumé article bi yëpp wàllu économique relation bu dagg relation bu dagg image Sénégal bu ñaaw démocratie bu ñu respecté wul loolu rek a ci nekk waxul fe Cheikh Yérim waxul ne buñ votee loi bi dootu leen yeewooti fajar julli la ilaha illa allah rakaata fajri xayrun min addunia wa ma fiha yeewu fajar julli ñaar rakk moo gën àdduna ak li ci biiram Cheikh Yérim waxul ne bu ngeen voté loi bi dootu leen yeewooti fajar julli waxul ne su ngeen voté loi bi dootu leen mën a tee aji màkka waxunu ko de ku yàlla wax ne di nga fa dem da nga fa dem waxuñu bu ngeen voté loi bi dootu leen julleeti àjjuma su àjjuma jotee dootu leen mën a demati ca jumaa ja julli waxuñu loolu de waxuñu su ngeen voté loi bi korité ak tabaski dootu leen ko feetooti du ngeen demati gàmmoog màggal waxuñu loolu yëpp de lan la ñuy wax risque la risque ci économique bum ñu tee yeewu fajar julli bum ñu tee yeewu fajar julli te wax yi yëpp waxu tappale la rek du tous LGBT yeeg franc-maçon yi dañoo gëmloo nit ñi ne ñoom moom àdduna bi ba nit ñi nangul leen ne ñoo ko moom te moomuñu ko yàllaa ko moom yàlla mi moom àdduna bi mi ngi nii wane na boppam ci feebar yi mu ñu wàcceel te munuñ ci tus corona baa ngi bis bu nekk mu mel ne kàkkataar di soppeeku te munuñ ci dara te bokk na ci li ko indi ngóor jigéen gi rek ci àdduna bi yi ñu ñuy bëgg a imposer nii yenent bi waxoon na ne société bi mu tasaaroo ak ngóor jigéen ay feebar yu mel ne corona dana fa tas du ngeen ci man dara feebar yoo xam ne seeni maam yi xamuñ ko woon
kon fexe ba loi bi jàll bokk na sax ci ñun li ñuy aar ñun ba ñu am dund bu stable am koom-koom bu jaar yoon loi bi jàll yàlla moo ñuy garanti loolu yàlla lum ñu garanti la lu ñu tubaab bi garanti lan lañ ci war a gën a gëm walaw anna ahlal qura amanu wa taqaw la fataxna alayhim barakatin min as-samaa'i wal ard walakin kadabu fa axadnaam bi ma kaanu yaksibun suñu war a nee na lii tax dëkk bi économique bi dox maa ko yor lenn dong ngeen def mooy ragal leen ma gëm ma ubbi leen barke asamaan ubbi leen barke suuf dara du leen jafe buñ joxee yàlla bopp dañuy faaleeti Occident bu ñu boycotté boobaa ñu ñëwaat soxla ñu de maa la ko wax na siin def tey ba àdduna bépp soxla ko yàlla noonu la mën a defee Sénégal àdduna bépp soxla ko te Sénégal àdduna bépp nga ko soxla dañu yorul dirigeant yoo xam ne nii li ñu war a def nañ ko rek mat li ñu doon waaye yàlla nee na du Occident yi ñooy doxal seen réew menn tubaab du jógee réewam ñoo di doxal suñu réew lu leen fi indi seen intérêt dong la luñ la may liñ jëlee ci yow ko ëpp loolu ñu bàyyi ko xel ba tax na kon le 22 incha allahu taala mooy jour bi nga xam ne ànd sàmm jikko yi ñi ŋànk kuréel bi yëpp nekk ci kuréel yi nga xam ne ñoo dajaloo ci ànd sàmm jikko yi danañu dem ba buntu assemblée nationale incha allahu taala ci façon bu ñu organiser nag façon bu ñu organiser député ya xaar nu fa ñu yëkkati loi bi jébbal leen ko àdduna bépp gis ko ñu jël loi bi dugalal nu ko assemblée nationale ñuy xaar nag unanimité ci député yi voté ko kenn bañ a des loolu la ñuy xaar loolu la ñuy xaar waa ji nee na ma tey bi ma invité wala démb ci rajo bi buñ ko votéwul nag ma ne ko buñ ko de yéen a koy wax waaye ñun waxuñ buñ ko dañ koy la ñuy wax dañ koy la ñuy wax ah dañ koy voté li sëriñ Babacar Sy Mansour bëgg sëriñ Mountakha Mbacké bëgg ko la sénégalais yépp bëgg député yi bu dee député yi Sénégal lañ danañ ko voté léegi nag la ñooña di laaj réponse bi après dana dikk réponse bi après la mais ñun bëgguñoo dégg ay buñ ko dañ koy la ñuy de da ngeen koo war a boobu la ñuy wax boobu la ñuy déglu su ko defee loolu mu nekkoon tey axiru zaman bi di leen sant di leen gërëm ci seetaan bi seen mbokk Makhtar Sarr la woon wasalaam texeeg tànk bu gudd ak barke ooleek alal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniya du la fegal bàmmeel yaak laaj teem yaam